moo fi njëkk a dugg ci école normale bu Tugal école normale de Saint-Cloud ci doomu Sénégal loolu xawoon na ko siiwal tuuti ci réew mi ak it beneen xew-xew bi ñu ko xamal mooy dañ ko boom dafa gaañu ci kaso wu Gorée bi muy am ñaar fukki at ak juróom-benn loolu la ko ñu bari ñi ko xam ñi ko mës a dégg loolu lañ ko xamal ci tënk ñu laaj ma jéem ko leeral yokk am lu ma ciy yokk li ma ci doon yokk moo doon ne moom moo doon suñu taawu kër fukki xale lu góor ak benn car macha allah amuñu woon sœur te yàgg nañu bitim réew ndaxte sama papa bi mu paree ci jàngum docteur fii ci école de médecine africaine bu Ndakaaru bi ñu demee bay laate am indépendance au lieu mu dugg ci gouvernement wu moom président Mamadou Dia parce que masoon na fi nekk directeur cabinet wu ministre Obey Diop dafa bàyyi loolu ne moom day delluwaat jàngi daal di buub jabar jeeg doom yi dem Tugal dem Paris foofu la mottali ay jàngam juróomi at ba noppi teg ci ñaari atu spécialisation kon ñun ñu bari ci ñun ñaan ci samay rakk Tugal lañ juddoo te yàgg nañ fa ba ñu bari ci ñun mu làkkatuñu woon wolof bi ñu ñibbisi sama papa pare bi ñu ñibbi déggatuñu woon wolof dañ ko jàngaat ba mu des Omar ndaxte Omar moom ñaari làmmiñu réew mi la doon làkk bi mu nàmp ci ndeyam muy wolof ak it bambara bi nga xam ne muy sama papa di sama yaay ñi juddoo sama papa Mali la juddoo sama yaay juddoo Guinée Sigiri sama papa Tukoto la juddoo déggoon nañu bambara ba mokkal ko sama papa sax bambara la gënoon dégg ko wolof sama yaay moo mokkaloon ñaar yi léegi bi ñu ñibbisee sama papa daal di delluwaat liggéey nekk médecin chef région Saloum ak yooyu ñoom seen waaye ñun muy Omar di ki topp ci moom di Ousmane ak man dañoo toog Tugal ndaxte suñu jàng dafa xawoon na sori Omar mu ngi doon waajal concours école normale Ousmane mag man ñu dugg lycée Louis le Grand di fa def seconde maanaam ñaari at ñu dese woon balaa ñuy passé baccalauréat paa bi ñibbi ak mère bi ak yeneen suñu ñeneen rak waaye ñun ñett dañoo toog Tugal Omar bi mu duggee école normale bi mu admee école normale daal lañ ko siiwal fii ci réew mi te lu xawoon ko jaaxal sax moom ndaxte dafa ne liñ koy def coow école boobu ay téeméeri gune lu ëpp téeméeri ndongo ñoo ciy dugg at mu ne ci Tugal te ëpp na xarnu bi école boobu amee ak léegi xaw ma luñ koy nekkate moom li mu doon gule ci doomu Sénégal moo taxoon mu siiw benn mën naa ci am benn maye bi mu ñibbisee Senghor ne daf ko bëgg a gis sama papa ne dañuy seeti président dafa la bëgg a gis Omar ne man daw ma damay wuti soxla ma gis Senghor mu ne waaye Senghor soxna laa gis te kilifa la ci réew mi mënoo ko gàntu paa bi forcé ko daal mu wéy ci ndigalu baayam paa bi ne ko léegi da ngay wot karaw yeeg dindi afro bi sol costume ak cravate mu ne loolu ëppati na mujjee na dem daal nangul loolu paa bi mais bi mu gisee article Soleil ñu ko ciy wax ak yooyu daf ko jaaxal daal daf ko yéemoon ndaxte ci moom du woon dara fekk ci réew bi xew-xew bu rëy la woon beneen bi ci des mooy benn at ci tegu bi mu duggee école normale beneen noppi ba am fa at la xew-xewu mai 68 am Tugal foofu nag xam nañ ci ko ci ràññee ndaxte faculté de Nanterre fi mouvement du 22 mars bi soqee ko dégg nga maam fa la nekkoon fa la bindu woon fa la doon jàngee parce que soo nekkee école normale da ngay nekk école ba pour jàngale école de professeur école d'élève professeur la waaye da ngay dem université pour def ce cursus normal licence maîtrise agrégation wala doctorat yàlla def mouvement de 22 mars ci université de Nanterre bi mu nekkoon la juddoo te ñoom it kon mel ni ak ñi bëri ñu ñuy dégg ñoom sauvage ak ñoom sa nekkoon fa ay étudiants comme moom ràññee nañ ko ci daal ba nga xam ne bi mouvement bi jeexee ba De Gaulle mucciti ñaari gan ci réewu France la ñu dàq génne leen France muy Daniel Cohn-Bendit ak Omar Diop ñoom ñaar rek la ñu expulsé de France loolu naqadi sama papa lool ndaxte moom jàng moom farata la woon ci moom moo rek la fay daaloon fexe na daal ba ñu delloo siwaat Omar
école normale pour mu yeggali jàngam def agrégation am ak yóbbu seen waaye xam nga rek nit ak i yéeneem yàlla ak i dogalam bi mu delloo tugal ñun ñi toll si waatoon Sénégal am na luñ fi def ci ndaxte Pompidou moo waroon a ñëw dégg nga maam seet si sa xaritam Senghor ndaxte ñoom ñaar ñoo jàngandoo ñun nag ñu jàpp ne tubaab yi sonal nañu lott nañu moomuñu suñu bopp Senghor jaay na réew mu tubaab yi ak yooyu ñu taal centre culturel français boole ci sax ministère de TP bi nga xam ne ñoom ñoo sëmbale woon dëkk bi rajaxe ko ndax waajal Pompidou daal te Pompidou naru fi woon sax lu mat benn fan dafa daan yegg si ay midi fanaan fi balaa midi di dellu suwaat fekk demaat na moom di dem continuer tournée am ci Afrique ñu yaakaar ne ñu jàpp ne loolu daal jarul woon sëmbalee dëkk bi niñ ko defee ci lu ëpp at balaa muy dikk ci bés boobu alors bi ñu tàllee centre culturel ba pare ak ministère des TP kenn jàppuñu waaye bi ñu demee nag di sànni ay cocktail ci cortège Pompidou la ñu gars yi jàpp groupe bi yëpp ba mu des Noum Camara suñu benn camarade bi nga xam ne moom daal mu ñu woon fexe bañ ko gis ko moom mujjee indi boppam livré boppam police xaw na 4 jours après notre arrestation waaye xaw nañ ko rey balaa bi mu yeggee rez-de-chaussée poste de police bu central balaa mu ñuy fekk ñun premier étage fi ñu nekkoon da doon nàcc bi muy yegsee parce que moo leen sonaloon ndaxte moom rek a desoon ci groupe bi te jàppuñu ko woon xëj na loolu daf ñuy soleel ci Omar mais ci tënk daal bi ñu jàppee tëj ñu àtte ñu ci tribunal spécial moo jiitu woon li ñuy woowee cour de sûreté de l'État Omar bi mu déggee ne maag Ibrahima Paye ñu koy woowee Jacques yi doon xaritam di sañu mag moo magoon sax Omar ak man ñu tëj ñu perpétuité travaux forcés à perpétuité dégg nga maam Noum Camara ñaar fukki atu kaso Thiemokho Camara ak Sidi Gueye ku ci ne fukki at sama rakk Mohamed ñu ko doon tuddee Pape Ndiaye ndaxte man Pape Diop laa tudd sama turandoo maam bu góor la moom muy turandoo sama yaayu sama papu yaay Pape Ndiaye moom bi nga xam ne mu ngi amoon fukki at ak juróom-ñaar ñu tëj ko juróomi at ñi ci des ñëpp ci groupe bi lu ma toon daanaka ñaar fukki nit ñu condamné leen ak sursis kenn rek lañ ci bàyyi mu ñibbi mu doon dem si yàlla Aymerou Diakhaté mu doon tailleur parce que groupe bi façon leen yu ne nga ci woon amoon na ay étudiants amoon na ay chômeurs amoon na ay musiciens ay artistes ay tailleurs ak yu ñoom seen bref Omar jàpp ne lii yëf yi daal ëpp na moom du toox di ko seetaan mu ànd ak suñu ay mbokk ak i xarit yi nga xam ne ni mu ko gisee woon ñoo bokkoon gis-gis ci mbir mi ñu jàpp ne dañu war a préparer wu ji pour libérer ñu nag ni ñu ko bëggoon def dafa yéeme ndaxte dañoo bëggoon jël otage ambassadeur de France pour que comme ça ñu génnee ñu comme ça ñu soor a bàyyi ambassadeur bi mu ñibbi bi ma yëgalee loolu bi ñu demee entraînement dañoo dem ba ay Syrie uti entraînement militaire ak ñoom seen bi ñu yegsee daal Mali fekk war nañu àdduna yëpp jaaroon nañu Guinée jaar Algérie lu lañ def ni jaar jarul détaillé ci lañ ko xamal ne lii jaru ko ndaxte kaso bi saa yu neexee génn ci boobu ñu nga forbee ndaxte moo xuma leen ko mais bi ñu nekkoon 100 mètres carrés fa la ñu njëkkee dañ fa bi ñu fa jëlee alkaati yi ñu fa jëlee pour ni ñu forbee te ñoom syndicalistes yi ñoom Iba Der Thiam Ablaye Diaw Baba Guissé ak ñooñu syndicalistes yi nga xam ne bi ñu jàppalee bi ñu tàllee centre culturel ñoom la Senghor jàppoon comme otage parce que ay syndicalistes yu ko xawoon a sonnal la bi ñu jàppee taxul ñu bàyyi leen ñu téye leen forbee ñun dugal ñu 100 mètres carrés waaye bi ñu gisee lu ñu doon jéem a liggéey ak prisonniers de droit commun yi ak suñuy cassettes yi di leen jéem a yeete daal ci kaso bi dañu ne bon le gars na kilifa yi ñëw 100 mètres ñun ñu yóbbu ñu forbee ber ñu fa ñu lank ne du ñu dem GMA yi dugg si biir kaso bi waaye doo ñu man ci lañ tojee sama bopp ci laa ñàkkee sama afro benn nga ni lu métti mais am seede parce que yeneen prisonniers yi ñu ngi tëjoon gis nañu li ñu gars yi def ce qui fait que biñ ñu yóbboo ba noppi forbee indi ñoomin Iba Der ak ñoom seen bi ñu leen ubbee pour récréation rek la gars yi taal kaso bi c'est la première mutinerie dégg naa
parce que jéem naa ko seet là récemment ci benn article guleet la woon masul woon am mutinerie à la prison de Rebeuss prison centrale de Gorée lu ëpp juróom benn fukki nit évadé na ñëw si prisonniers yi c'était en février 1971 alors que ñun janvier lañ ñu jàppoon d'ailleurs ñun sax février lañ ñu jàppoon mais janvier lañ tàlloon centre culturel français la mutinerie a eu lieu si je me abuse c'est le 4 avril exactement su ma juumul mais loolu yomb naa xam yomb naa leeral bref Omar daal nee nañ ko bul juum mukk ba di jéem a jàpp ay ambassadeur ak ñoom seen jaru ko demal toog Conakry xaar ñu foofu ñun mën nañoo génn kaso bi génn yegg Banjul te gars yi du ñu xam sax ni génn nañu fort bi kon nag demal toog mu yónnee ñu xaalis bi da def lu ñu ko waxoon wante boobu jotule sax yegg Bamako jotule sax jógee yegg Guinée jógee Bamako Senghor ñëw visite officielle ak régime militaire bi nga xam ne moo daaneeloon Modibo Keïta le libérateur le père de l'indépendance d'ailleurs du Mali mais aussi du Sénégal parce que boobu Sénégal ak Mali benn la woon Sénégal ak Soudan ñoo sampoon fédération du Mali bi ko militaire yi daanoo tëj ko mu jënd dee si kaso bi sax moom régime militaire bu ay caporaux ak i sergent chef yi nga xam ne ku général la ñu mujjee jubawaat ak Senghor parce que Senghor dafa xuloon ak moom ak Modibo Keïta ne dañuy visite officielle en 71 bi ñu ñëwee jàpp Omar parce que moo nga foon moom ak Paloma Alioune Sall ak yeneen xarit yi ñu fa amoon yàlla def bataaxal bi ma ko bindoon pour xamal ko ne ko jarul ngay jàpp ambassadeur yooyu dañ ko fekk ci poste si suñu kër de si suñu kër Bamako lañ ko jàpp parce que sama seexu yaay Bamako la dëkkoon fa la doon sëy parce que dañ ne comme Senghor day ñëw te pendant le temps du régime Modibo Keïta opposant au Sénégal yëpp foofu la ñu gàddaay woon li ko dooree ci Majmoud Diop dem ci yàlla Baydi li Tidiane Baydi ak ñoom seen ñu bari foofu la ñu réfugié woon Omar ñoom ñëpp jàppoon nañ leen parce que Senghor da doon ñëw visite officielle arrestation préventive ñu téye leen ba Senghor jàll def visite am ñibbi ñu door leen génneewaat loolu la ñu bëggoon waaye yàlla def ñu fekk bataaxal boobu ci poste Omar noonu ñu extradé Omar fekk amul woon sax traité d'extradition entre le Sénégal et le Mali parce que dañ leen féewale woon dañoo réeroo woon bi éclaté fédération bi éclaté bref ñu indi Omar jàpp fi suñu ay sama jigéen ki ma jural sama taaw ak beneen sama mag ñangus bi nga xam ne sama seexu yaay ko juróon xaritam bu jigéen tamit bi bokkoon ci suñu groupe communiste militant yi ñu daal di leen jàpp ñoom ñëpp atte ñu ñetti jigéen la woon waaw ñett mbaa ñeent ak xel man attewaat nañ ma ak ñoom Omar ak Paloma ñu condamné leen nag jigéen ñi rek lañ bàyyi ñu génn ñoom ñu téye leen ñetti at ñu tëj leen ñetti at man ñu dooraat ma juróomi at fekk amoon naa perpétuité ba pare donc il y a eu confusion de peine li ñuy wooyee ci seen langage juriste et foofu daal la yëf yi yàqoo ndaxte dañoo comme gisoon feeñaloon suñu plan d'évasion ci la Collin parce que Collin ci bésu mutinerie bi ci ngoon si la ko Senghor nommé ministre de l'intérieur jëlee fa ki fa nekkoon di je crois Clédor Sall wala Mamadou Cissé Dia xam nga kenn ministre de l'intérieur daal ci la ko Collin jëlee en 1971 jógewu fa ba di Senghor ba Senghor jógee fi en 81 te bu mu fa jógee tamit moo doon pour yéeg ci kaw nekk dem présidence de la République comme secrétaire général ministre d'État mais Collin jógewu fa ba 71 te bi mu fa jógee la jël ministère de l'intérieur te foofu tamit dafa boof ba Senghor di dem ci lañ ko delloo commencé waat jox ay nit ñu ñuul ay doomi réew mi alkaati yi nga xam ne duñu woon garde pénitentiaire mais doon ay GMI yu Jean Collin jëlee Thiès indi leen Gorée ne leen ñii ce sont de dangereux éléments criminels terroristes bu leen jumbe di waxtaan ak ñoom ba di leen di woon ginnaaw mun nañ leen jam mun nañ leen sol xel ak yooyu ci la alkaati yi commencé di dal suñu kaw daal mauvais traitement man maa nga woon Gorée balaa mi ñu may yóbbu Kédougou bi ñu attee ba pare li ñu jëlee ñu ñoom Omar ak Paloma indi leen Gorée ñu mag ñoom Jackie ak ñoom Camara ñu yóbbu ñu Kédougou les longues peines ci fii ñoom Mamadou Dia ak Ibrahima Sarr ak Valdiodio Ndiaye nekkoon foofu la ñu toog ba bés rek man bi ñu reyee Omar ba yëngal dëkk bi ak réew mi yëpp
ñetti fan ci topp balaa ma koy yëg Kédougou si sama rajo par BBC laa ko yëgee suba teel ñu ne xaw ma lan couvre-feu état d'urgence au Sénégal à cause de la mort en détention de détenu Omar Blondin Diop jeune étudiant noonu laa yëgee deewu Omar yaa ngi dégg léegi bi ñu bàyyee ba ñuy laate génn parce que visite Kédougou amul woon visite toog na fa ñaari at ak genn wala amul benn yoon la sama yaay seet si ànd ak sama mag Ousmane te bi ñu gaañee bi ñu mboomee Omar ba noppi lañ koy soog a may visite boobu parce que avion nga waroon a jël pour ñëw benn ñu visite laa fa mos a am ñoom Jacques yi ak ñoom amuñu fa benn visite diir bi ñu fa toog yëpp waaye bi ñuy laate génn ba ñu indiwaat ñu Dakar en 74 mars 74 exactement la ñu commencé waat di am ay visite di gis nit ñi ba la ñu nettali nag naka la affaire bi demee fekk yàlla def sama rakk Pape Ndiaye Mohamed bi nekkoon ak Omar Goré fekkee na lépp ba nettali lépp paa bi porté plainte ci saa si exiger autopsie fekkee autopsie bi def contre rapport d'autopsie amee dégg juge bi ñu joxoon dossier bi nag moom daal di inculpé waa garde pénitentiaire u Gorée yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ci bés bi ñu dóoree Omar bi mu xam parce que feeñal na loolu bi mu defee inculpation alkaati yi rek matul semaine tamit ñu yëkkati ko de son poste de doyen des juges d'instruction daal di fa indi beneen juge bon Elias Dossé kooku daal moo toog at ak genn wàll door a ne non-lieu du woon non-lieu sax dafa bind ordonnance d'incompétence mais loolu jarul a wax parce que li ci ëpp film bi dina ko feeñal li taxoon Omar xeex ba jaral ko bakkanam ñun ñu ànd ci te bari ci ay moroom looloo fi ne benn nga ni tey la wàlloo gën a aay te li ñu doon xeex non seulement dañul mais dafa yokk dafa gën a metti gën a ti ñaaw nit ñu tubaab yi di def ci jamono wu indépendance bi sañuñu ko woon te li ci war maanaam mbooloo mi askan wi waa réew mi jóg ci ndaxte pesum kanam nit a koy fajal boppam dégg nga maam li ci des ci nooteel bi buumu jaam bi ñun ñoo ko war a dog parce que mbooloo mi ci war a jóg te fii ak jëfuñu ko yëf yi day gën di yées day gën di yokku te bu boobaa nag dafay mel ni ñàkk bakkanam bi Omar ñàkk na ko ci Mali Poro fekk nag suñu li ko taxoon a xeex suñ ko sottaloon ba mu antu ba réew mi suqaliku dégg nga maam ba mbooloo mi gis tan gis te lu tane daal waxuma sax li gën mais lu tane akas néew bu boobaa mënoon nañu wax ne au moins sacrifice am na njëriñ li ko tax a wër àdduna si dafa uti woon doole ndaxte bi mu gisee li ko gën a metti mooy bi ñu dóoree yat bi di dóor ay xale yu nga xam ne mataguñu woon sax majorité parce que ci jamono yooyu ñaar fukki at ak benn la doon majorité du woon fukki ak juróom-ñett kon ay mineur kenn ki 20 ans keneen ki 18 ans ñu dóor leen ay perpétuité ak ci 5 ans de prison ci Mali Poro Omar ne te kenn yëngatuwul ñëpp di seetaan mu ne léegi pesum kanam nit a koy fajal boppam moo tax mu jóg ak ñi mu àndaloon ñi nga xam ne ñoo bokkoon gis-gis bokk xalaat bokk pas-pas dañoo uti doole maanaam dañoo dem uti entraînement militaire parce que le service militaire n'était pas obligatoire à l'époque au Sénégal par exemple man si sama 11 frères kenn si ñun mosul def armée kenn si ñun mosul def service militaire alors que dañu waxoon ne service bi chaque famille tous les 3 têtes ñu jël benn toutes les 3 têtes masculines ñu jël benn mais ñun 11 garçons kenn si mosul def armée mu ngi noonu donc dafa jëkk dem Érythrée parce que il avait une lettre de recommandation là ànd ak Paloma ak du woon Paloma rek amoon na Ali Bathily tamit ci la ñoo àndoon ci njëlbeen ak Amadou Diallo mi nga xam ne moom tamit rakkam a ngi woon bokk ci ñun ci ñi ñu jàppoon tëj leen waaye moom dañ ko libéré ci procès bi ak sursis ñu dem ba yegg Palestine parce que waa Érythrée ñoo leen batale woon avec l'OLP Damas exactement la ñu dem foofu la ñu jëlee entraînement après yëf yi yëf yi naax saay ñu delluwaat Paris utiwaat tuuti xaalis demaat Alger
fekk fa Black Panther Party et cetera daal dañ doon uti doole ngir mën a faj seen soxla maanaam libérer seeni camarades parce que du woon ay frères am rek amoon na ay camarades yoo xam ne sequñu dara maanaam bokkuñu dara daal maanaam léegi lu waral boobu pas-pas ci ñoom du woon rek bokk gis-gis bokk yéene ak bokk bëgg-bëgg moo waraloon seen taxawaay bu mat sëkk nag ngir suqali askanu Afrique rawatina Afrique sowu jant ndaxte li xewoon Sénégal moo xew Mali Côte d'Ivoire Mauritanie fu nekk Guinée rek xawoon na tane Guinée rek ci xawoon na moom boppam ak as néew yeneen ñi yëpp ay néocolonie la woon donc ci njëlbeen daal li ko yëkkati woon moo doon xeex colonialisme français ci Afrique mais li mu lank nag bañ ba tëdd si suuf ne yoon biñ ko xàllaloon du si jaar moo tax moo ko jaral bakkan moo tax ñu boom parce que ñii suñu gisee ne xaw nga am tuuti ñàkk loo xam daal ak loo jàng ak loo mën yoo xam ne soo ko jaayoon day jar soo lankee ne doo ci jaar doo ko jaay doo jaayu bu boobaa dañ la ñemeeti dañu ne kii moom daf ñu nar a yàqal su dee bëggul bokk ci pàccoo bi c'est que dafa bëgg a yàq pàccoo bi ci boppam rajaxe ko tas ko jalgati ko kon nag balaa mu ñuy fexeel ñu fexeel ko li mu lank ne du nekk le brillant cadre politiquement conscient et comment on appelle techniquement compétent c'était ça le jargon de l'époque bi ñu bëggoon mu doon bi ñu nandee loolu nañ ne kii moom nañ ko sàkkal pexe parce que bu boobu su loolu dinañu yàqal ki nga xamoon ne moom moo dóor Omar bi mu xëm dañu woo infirmier bi waaw kooku moom te bi ñuy def 40e ñun dañoo toog ñeent fukki at balaa ñuy sulli mbir bi yaakaar ne Senghor ak ki ñoñam jóge nañ fi Senghor nekkatu fi doomam ak ki ko wuutu di doom ci moom Abdou Diouf nekkatu fi ki royukaayam ki ko def royukaay di Ablaye Wade tamit jóge na fi ki doon woote ne doon bu boone man dama judd après indépendance donc man je n'ai pas la mentalité colonisée di Macky Sall dañu yaakaar ne kooku xëj na dina am fitu sulli mbir mi bés bi ñuy déposer plaque bi ubbi génte plaque bi ci kaso fi Omar gaañoo te mu doon léegi le musée historique de Gorée te président Macky Sall may ñu loolu ci bés bi ñu koy génte plaque bi la ki boomoon Omar ki dóor Omar boog mun wax ne moo ko boobu mooy ki dóoroon Omar bi mu xam du ma wax turam du ma ci jaar kooku joxe na interview ci benn journalu Ndakaaru ci bés ba di sosal sama papa fekk paa bi gaañu na nekk waaw paa bi daa ne waaw Omar pourquoi tu as fait ça bi ñuy tëdd ci néewu doom ji ak yooyu te loolu ay kàcc la yàlla baal du benn dëgg ndaxte paa bi am nañu ay notes yi mu jël parce que paa bi il était systématique de doon tout notre procès ak yooyu yëpp c'était enregistré en note dans son carnet il met bien au 10 mai 73 assassinat de Omar Blondin à la prison de mon fils Omar à la prison de Gorée il n'a pas mis suicide bref Koku a fait une interview violente pour attaquer le juge le doyen des juges qui les avait inculpés tous sauf lui parce que moom daa waafoon dañ ko rowal et kooku tamit malheureusement gaañu na waaye des na ñëpp demuñu am na ñi fi nekk bind nga ni kon nag am na ñi yaakaar ne lu mu yàgg-yàgg dinañu sulliwaat dossier boobu gaa moom baal mën na nekk ku la tooñ te nangu ne moo la tooñ te balu la àq waras na ko mën a baal soo dee nit soo dul rab wante doo fàtte da ngay baale rek waaye doo fàtte moom yenn yi kooku dundee ba ngay dee doo ko fàtte en tout cas man de ma noonu laa mel